ko teg ci yoon. jigéen ñi ñëpp danoo war a jàngi am fi nu jëm loolu la réew mi laaj. si nañ fii ci unité de céréales de transformation de production de céréales locale bu Touba Alieu fekk fi soxna Astou Mbacké Gaye bi nga xam ne moom moo ko jiitee xam naa ba la ñuy dugg ci biir xool liggéey bi soxna si dañ lay bàyyi nga présenté wu Sénégalais yi ñu bëri xam nañ la femme de développement nga actrice vraiment de développement nga ci Touba nekkoon également soxna sëñ Bara Fallilou Mbacké ñuy ñaan yàlla yokk leeram taas ñu ci barke mais également nekkoon nga nekk nga aussi ba léegi sax point focal USAID muy américain yi ngi liggéey ak ñoom ñu defee investissement ñu bàyyi la kon nga présenté sa bopp. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu El Modou ak sëñ bi nga àndal man maa ngi tudd soxna Astou Mbacké Gaye di sët ci maam Cheikh Anta Mbacké sama yaay mooy caatu borom gaawaan di soxna aussi ci Serigne Bara Fallilou mu yoroon ma yàlla dogal nag ne man actrice de développement la ci fii ci Touba di yëngatu nag ci lu bari macha allah nekk directrice entreprise nekk aussi fii nii unité de transformation céréales locale bi di yàlla dogal nag ma nekk aussi présidente d'un réseau agroalimentaire ci région de Diourbel bi coaché par l'USAID ERA nekk aussi le point focal de l'USDA PCM Koulouza fii ci Touba Mbacké nekk PCA de la mutuelle Touba Darou Salam. voilà kon dañuy jàll ci biir nga won ñu liggéey bi. maa ngi ko ànd ak équipe bu xam ne nag ay xale yoo xam ne actuellement nii kenn ku ci nekk def nga fi la fukki at maa ngi fi nekk ak Mohamed Diouf suma chef de production bi nekk fii ak sama assistante Mame Fatou Diop kii depuis 2008 la am formation diplôme moom fii lii nag moom benn machine la ginnaaw bu ñu defaree unité bi gis ngeen xëcc courant bi mu ñëw ba fii pour jàppale wàllu askan bi yàlla dogal indi rang bi aussi ba ci buntu usine bi pour faciliter l'accès à la population jigéen ñi fiy liggéey si ñu indi nañ fi matériel boo nga xam ne yàgg na nag parce que ay mi ngi bëgg a yàgg. machine bi lan la. machine bi mi ngi tudd tamiseur la tamiseur moom ni ñu koy waxee rek mi ngi mel ne ab tame day dindi saleté yi boo jëndee sa marché ba am sa dugub bu excès lu dugub ji baax danga ko war a jaaralewaat ci machine ngir segg ko mooy tamiseur génne saleté bi génne bu sew bi génne bu dijj bi ndax bu ci nekk dafa am nu mu war a doxee bu dijj bi machine bay def sànqal bu dijj bi la soxla ndax bu sew ba day yàq sànqal bi bu sew bi danañu permettre bu ñu ko soqee mu moo dem te sunguf sa mu ñëw si bii nga xam ne moom mu ngi tudd décortiqueuse nag dafa am ay façon pour nga décortiquer nekkul am nga machine rek am nga dugub rek soq nga mu baax déedéet dafa am ay calcul dafa laaj am njàng loolu ndax bu fekkee am nga sa poids brut bu jógee ca marché ba poids boobu su ñëwee war nañ koo mën a xam ñaata la nga calculer am nga tonne boo soqee ba pare boo génnee saleté bi ba génne sa cox war nga xam cox bi ñaata la war a tolloo boo calcul boobu su baaxul cox liggéey bi du baax te le taux de décortiquage lañ koy ooyee mi ngi varier entre 18 ba 22%. bu fekkee baaxul rek jàppal ne li ngay liggéey dara baaxu ci te foofu yaa ngi koy xamee ci dugub ja nga jënd dugub ji nga décortiquer nga def différence bi multiplier ko par 100 daal di koy diviser par poids brut bi nga génne taux bi su nekkee 18 baax na bu nekkee 20 baax na bu nekkee 19 baax na 21 baax na ba 22 lay yem. tamiseur la différence bi mu am ak bee mooy day génn ay coq yi parce que boo bëggee def sànqal bu sell te liggéey dafa war a am hygiène qualité loolu lañ lay njëkk a jàngal ginnaaw boo xamee li ngay jënd ba mu ñëw war na am hygiène qualité fu ngay liggéeyee ku ko xool war na xam ni mu mel lii nag moo koy leeral ne cuq yi la jaaxal ba tax boo koy lekk fii mu am lu fi nekk il faut que cuq yooyu lii moo koy dindi mooy machine bi. santé bi surtout loolu ndax léegi da ngay liggéey duñ naan nutritionniste boo gis soq bu baax mucc ayib parce que dañuy def fii programme infantile machine bi ci biir bi ñu jëm noonu liggéey bu sell bi ñu liggéey ba mën a de am loola cox fii lay yëpp fii lay déparé parce que bu ñu soqee da nga koy concasser pour machine bi mën koo travailler te fii su fekkee baaxul pour xale bi mën a lekk loo xam day homogène il faut que bii nag moo koy soq bu normal. moo tax mooy aliment bi jëm ci gone yi. muy jëm ci gone yi nga xam ne vraiment pour ñu xeex xiif bi génn ci malnutrition bi il faut que liggéey farine bi normal comme ça xale yi ak màggat yi ak ñi ëmb ak soxna yi ak ñi am jabet sax li farine bi da koy faj. bi day defar sànqal di def sànqal bi 10 tonnes par heure lay def ci sànqal wax dëgg yàlla
day def aussi brisure de maïs capacité brisure de maïs bi c'est 6 tonnes par heure capacité sànqal bi c'est 10 tonnes par heure maanaam mën nañ def incubation mën nañ liggéeyal ñu bari parce que machine bi capacité am dafa rëy te yaakaar naa ne ñu ngi koy prouver waaw mën na liggéeyal ñëpp am na suñu bari ñoo nga xam ne sànqal bi ñuy jaay ñun ñu ñoo koy defar mais su génnee nag ñoom dañ ci def seen étiquette maanaam ñun nag ñu ngi koy liggéey ci liggéey bu mucc ayib wax dëgg yàlla ak technicien ITA yi ak technicien ONFP yi ñi nga xam ne ñoom état moo leen fi teg pour ñuy xool ñuy liggéey ci agroalimentaire machine la bu nga xam ne ñëpp xam nañ ko Sénégal machine wal la waaw machine wal la boo xam ne dañuy wane ne am na ay traditionnel la parce que suñu artisan yi aussi dañoo mën lu baax kon ba duñ jéggaani te mën a ànd ak ñoom liggéey luñ dem jéggaani la c'est parce que ñi mënuñu ko léegi bii nga gis ni dafay day foofu li ñuy wax dégermeur lañ ko une machine dégermeur nag moo gën a yenu ci nopp yi maanaam day dégermer day génne germe bi bakkan bi lay génne moo tax machine bi daanaka boo ko xoolee yaakaar naa fa nga koy gisaat du xaw a bari waa lañ ko defaree mais machine gënu ko machine bi moom boo ko seetloo machine bi c'est un programme de la banque mondiale la bi ASPRODEV la avec les boulangers du Sénégal bon li ñu ci jàngal mooy ñu def la panification c'est un projet d'incorporation du maïs et du mil dans le pain programme bi c'est un grand programme boo xam ne farine bi su paree day nooy waaw kii programme banque mondiale la waaw dañuy defar mburu waaw d'ailleurs sax moo tax mu ñëw fii ñun ñooy liggéeyal boulanger yi ci loolu sunguf bi ñuy defar ñun ñoo koy defar defa gay le président des boulangers defal ñu commande ñu defaral ko yónnee ko Dakar. bool yi ñuy liggéeyee léegi suñu liggéey ba pare dañuy jël jël eau de javel raxas ba mu set pompe ba mboom ñu ñëw këpp suñuy liggéeyaat jël bala ñu ko liggéeyaat dañuy jëlaat raxasaat defaat eau de javel defaat ma daal raxasaat ba mu set pompe ba mu set doog koo jël utiliser ko doog ko sunguf seeg yooyu waa qualité waa set lañ doñ bu jigéen ñi tey fourne bi la ñuy tayee benn mat rek lañ ciy def du saxaar si fii lay du am saxaar du am dara mën nañ ko def sax ci néeg bii liggéey ci doo gis benn saxaar lépp benn mat rek moo nu cere ji toll rek boo jëndee benn mat rek nga ciy def fourne bi nag dafa seer waaw baax ndax moo amul benn tey boo ci liggéey ba du gis benn saxaar ci kër gi boo liggéey ba sant la liggéey tey du seene kenn ñu ne ci fii sax du leen seene dafa seer nag ndax mi ngi jar 500000 la. condition yi nga koy leere li la manqué ci tame ak ci dra yi def la ko topp la ba conditionnement ki mooy le suivi évaluation bi mooy dem ci groupement féminin ku ci pare nag cere yaakaar yu bari nga gis tubaab ñu ñoo jox jigéen ñi koy defal. benn photo la ba nga xam ne yàlla dafa dogal ne fii dañoo déposé woon ci développement communautaire la ñu ooyee woon ne nañ déposé après kenn ku ci nekk yóbbu yàlla dogal nag ci jury bi man maa génnoon région de Diourbel bi ci 2018 bi en tant que pionnière de la région de Diourbel. président doon ñu jox attestation bi parce que ñun ay acteurs de développement lañ c'est dans le cadre du travail waaw. c'est un grand programme bi Sénégal yëpp mën nañ cee def seen politique bi ñu bëgg a def pour atteindre l'autosuffisance alimentaire c'est un programme de l'USAID programme bi Virginia Tech université bi ñoo ko inventé ànd ko ak université Perdue mi ngi nii ci suuf biñ paree nag ñoom dañu ànd ak ITA nag c'est l'Institut technologie alimentaire. ITA nag bu ñu paree ba nga xam ne vraiment mettre nañ au point programme bi léegi nag ñu indi machine bi Sénégal nag ñu ne machine bi fan lañ ko yóbbu machine bi ñu ngi ko defaree ci ailu avion boo seetloo ni gis nga machine bi dafa yéeme bi ko américains yi génnee nag ba essayé ko nag ne Afrique nan lañ mën a dimbalee askan bi pour vraiment ñu am farine boo nga xam day mel saral ak Sénégal ITA c'est des chercheurs internationaux ñun nous sommes des formatrices ak techniciens yu nga xam ne ITA moo ñu formé ITA nag xool ci ñun yàgg formé kan moo ci tolloog xam-xam bi war na koo mën a jël ITA daal dañuy transférer technologie bi c'est un transfert technologie boo xam ne am na logiciel bu nekk fii boo xam ne ndox mi sax ni ñu koy calculer logiciel bi dañu koo tegal mooy development of instant fortified flour from local céréales pour le développement des céréales locales. bi nag booy gis nii lañ koy taale mais dafa am bagage yoo xamante ne moom lay àndal saaru ay vis la da nga koy monter boo ciy liggéey léegi booy monter kii yëpp place am mu ngi foofu boo sottiwee moom da koy laxas di ko génnee mu mel ni ripaas comme ci li nga gis bi ñu koy génnee moom am na place boo xamante ni boo tegee foofu lay génnee li seesuwaar la. léegi nag ordinateur bi moo koy dawal dafa am foo xamante ni ay numéro la fa la war a mën a yem moom gis nga ko nii lañ koy jamaale.
démarrage baa ngi nii waaw. li nga xam ne li tax muy doxee léegi machine bi di doxee nii comme ailu avion la comme avion buy démarrer la parce que boo gisee programme bi du lu ndaw parce que togg farine mu pare rek nekk instantané loolu vraiment xam-xam buñ teg boo xam ne innovation la lii moom ci Touba gi ku fi nekk journaliste. mais machine bi est-ce que machine bi benn bii la fi. benn bii la fi beneen bi ITA rek la nekk te ITA amul droit def ci lenn luy commercialiser fii rek la am ci Touba Mbacké fii ci Sénégal ci Afrique de l'Ouest fii la amagul. waaw moom amul feneen xam-xam bi aussi fii la technicien yi aussi fii la nekk moo tax américain directement bu ñu wàccee rek luñ ci soxla da nga dugg ITA ñëw Touba. loolu la waral formation yi nga gis américain yi ñoo ko fay waa ITA ñoo formé technicien yi nga gis Touba gii lañ nekk fii lañ leen yóbbu ITA formé leen formation yaa ngi nii bañ mokkal ko ñi nga gis ñii xale yi nga gis te des techniciens yoo xam tey bu ñu doon wax pionnière du projet 9 personnes yi ñu ngi nii. buñ fat machine kii bi su pay ni lay résultat baa ngi nii lay mel après dañ koy defaat sunguf nag dugal ci nag li ci dana am dugub dana am mboq dana am gerte dana am ñebbe dana am carotte dana am nebedaay dana am aussi suukar dana am xorom loolu nag bu paree day ñor ba pare moom loolu moom ci Afrique de l'Ouest gloire la pour ñu xam ne. est-ce que yéen a ngi sóoraale diabétique yi ak ñi nga xam ne. waaw loolu dañ koy sóoraale ba nga xam ne ñoom dañuy taux bi sans sel sans sucre ni ñu ko defee sucre la ñu defee sans sel sans sucre parce que ci biir nebedaay bi sax ak ci carotte bi am na nu ñu ko liggéeyee noo xam ne ñoom buñ paree pour diabétique la waaw moom buñ paree nag ñun suñu liggéey dañoo créé am na benn convention la am ak université Bambey bi USAID-ERA dafa créé benn réseau agroalimentaire de la région de Diourbel ci ñuy def sunguf ak céréales nag la sunguf céréale bi araw caakiri waaw farine ñun si loolu lañ amee ak convention boo xam ne américains yi nag ñun ñoo ko signé ak ñun pour jël Bambey ndol Refane Gaawaan Diourbel Touba Mbacké dagale fa ay acteurs ay actrices sax lañ daal leen boole nag yàlla dogal ñu fal ma présidente bi pour ñuy xool problème yi ñi def transformation ñi amul norme yi ñi amul moyen financement parce que ñun ñoo yore pionnière projet bi comme ça ñun danañ mën a plaider ñooñu pour ñoom ñu mën a am ñun liñ am nii parce que liñ am nii du benn rek moo ko war a am mu dox déedéet lii nii dañ ko wàcce ci ñun parce que dañ ne ñun philanthropie bi moo tax mais dañuy bëgg askan bi yëpp am ko parce que tey du alal ju ma moom mais war nañ koo mën a yaatal ci doomu aadama yi ba ñëpp am machine bi pour nit ñi di lekk loo xam ne vraiment tege na ci yoon. boo gisee aussi fii mel ni ñoom waa USAID dañoo wax ne booy liggéey da nga ko war a def fu sell moo tax ñu def ko canalisation bi nga li nga gis ne dem directement ca mbedd ma am na benn fosse perdue boo xam ne du génn ci nit ñi du génn ci feneen parce que ñun on calcule l'environnement li day dem waaw environnemental da ciy joué. karo yi aussi c'est pour vraiment li ñuy jox xale yi. waaw suñu liggéey ba pare. dañ koy buñ ko mooñee buñ ko tayee ba pare dañuy yéeg ci kaw weer ko ci naaj bi buñ koy weer nag dañuy jël benn morceau bu ñuul muree ko ndax kii yee tax suñ ko muuree ba mu wow suñ ko wowee ba buñ ko weeree fii la ñuy dugg ci biir fii lañ koy pakatee suñ ko pakatee ñu wow. léegi nag foofu mu la wax morceau bu ñuul bi li tax morceau bu ñuul parce que morceau bu ñuul dafay attirer chaleur bi. morceau bu ñuul xam nga le blanc bu tàngee da ngay sol lu weex boo solee lu tàng lu ñuul rek da naaj daf lay bëgg a rey naaj boobu day tax kii gaaw a ow pour que ñu am produit bien séché. léegi nag fii nga gis marque bi nga gis Yaama c'est une marque bu nga xam ne ñi nga xam ne ñoom lañ àndal parce que boo liggéeyee ba mu baax ni ma ko waxee te bii techniquement nga xam ni nga koy jaaralee ni nga koy defaree ni nga koy soqee ni nga koy panaché parce que lii boo koy liggéey da nga koy panaché dafa am benn ndax produit mën a mel nii da nga am pourcentage boo xam ne kooku dañ koy denc ndax da ngay am temps de dugub am temps de mboq pour sa produit mën a baax bu fekkee jàngoo calcul bi xamoo ko da ngay defar cere rek mais cere bi du am vraiment proportionnalité bi nga xam ne mooy tax nga xam ne yaa ngi lekk lu am lu baax sa biir bi mais xam nga doo wax ne temps ak temps la léegi nag buñ paree ba lépp rafet am nañ aussi programme boo xam da koy def ci emballage parce que sachet yi léegi dindi nañ ko am nañ papier craft léegi nag suñ paree nag dafa am beneen entreprise boo xam ne entreprise boobu mu ngi tudd GUIPS c'est un partenariat du Sénégal et de la France boo xam ne ñoom ñu ngi Dakar ñoom li ñuy liggéey rek ñoom ñoo koy génn sous la marque Yaama di ko jaay te yemu ngi su ñun képp koo xam ne dégg nga ma te am sa produit di ko jaay te mënut a jar ñun boo ñu faire appeler
danañ ko jox yaama jaayal la ko nga jël sa xaalis parce que c'est une commercialisation nationale internationale dañuy jaay ba France di yóbbu conteneur. wax dëgg yàlla bi ñu yàlla mayee ñu génn dañoo dem liggéey ba yàlla may ñu suñu teraanga ñu daal di ñëw yaakaar ne fii ci Touba am nañ war nañ fee def suñu wàll ñu daal di ñëw daal di fi indi lii nag investissement bu xaw a cher la ndax machine dafa cher. am nañ aussi ndimbal bi nga xam ne am na ci côté état bi ndimbalu formation yi parce que ITA dañuy faire appel mais surtout les bailleurs de fonds américains nag ñoo ñu jàppale parce que même formation yi sax ñoo ñu koy fayal ñoo ñu fayal formation yi ci ITA ñoo ñuy fayal formation yi aussi ci feneen. ONFP nag defal nañu formation boo xam ne vraiment dañu ko defal gratuitement ITA nag mooy suñu partenaire boo xam ne lépp lu ñuy liggéey fii nekk na ci ay normes ndax li ñu defal lu rëy la ndax dem ba ñu xool benn programme wàcc ko ci ñoom ñu ne fii la war a wàcc kooku yaakaar naa mënuñu ko fay. fii ñu baree bare ñoo fiy liggéey am na fukki nit ak ñaar yoo xam dañ leen di fay par weer am na ñu nga xam ne par jour dinañ fi dugg ñaar fukk fanweer ça dépend ci quantité bi ndax booy liggéey par jour 40 tonnes yoo xam ne nii ci sunguf rek la buy dem machiniste yi dañuy gaawantu kii relente la ñuy def bu fekkee nag ne jigéen ñi koy liggéey par groupe de 5 la ñuy nekk ñuy def cere ñi def caakiri ñi def araw moo tax léegi bu ñu xoolee ba fii di def sànqal kese tonnage bu bari dañoo def fédération ci biir Touba ay groupement féminin dem di leen yóbbul par tonne groupement bu ci nekk am na soxna Ami Jaxate mi ngi may dégg am na soxna Bali Mbacke dañ koy yóbbul mi ngi may dégg soxna Aïda Touré mi ngi may dégg soxna Bintu Ndiaye mi ngi may dégg soxna Adam Dieye mi ngi may dégg ñooñu dañ leen yóbbu ay tonnage bi ñu koy liggéey par jour 2 jours 3 selon leur groupement nombre de personnes yi ñun ñooy fay on paye les gens journalièrement loolu ni ñu koy liggéey am nañ aussi mutuelle d'épargne et de crédit boo xam ne day financer activité yooyu mooy gënd suñ dugub ñun ñoo koy defar fay suñ courant génn ko jox ko nit ki mu liggéey du ñu jox dara bu paree nag ñu fayaat ko moom nga xam ne moom këram lay toog jàngal nañ ko ñoo ko defal formation bi américains yi ñoo ko fayal formation bi bailleurs yi ñu àndal parce que du américain kese ñoo leen di fayal formation bi may leen matériel bi bañ mokkal nag liggéeyal leen sunguf bi yóbbul leen ko ñu liggéey ñu fay leen ba pare mutuelle bi nag moo leen di financer ci loolu am na aussi café Touba dañ koy defar loolu lépp ñu ngi koy liggéey ci biir loolu nag ci lañ xool ne dañoo war a nekk ci benn réseau agroalimentaire bi benn réseau la bu américain yi xoola seen bopp détecté leen nit ñi boole leen université Bambey regroupé ñu jiite ma ci ma nekk présidente am na nag fii réseau des femmes de Touba boo xam ne benn soxna moo ko diise mu soxna Maam Boussa Mbacke ñoom ñoo ma xoolal seen bopp def ma partenaire indil naa leen nag programme bi yóbbul naa leen PSM Clousa USD defal nañ leen forum ñaari forum ci Touba indil nañ leen aussi matériel bi manqué seen biir lu ma xam lu baax wala luy jariñ ci askan bi ma defaree lii ba pare dañuy bëgg ñeneen am lu mel nii ci biir Touba di lancer suñu appel ci état Sénégal nag ak bailleurs yi pour ñu xam ne lii bu ñu sañoon mu démultiplier wu ci biir Sénégal ñu bari am lu mel nii pour ñu mën a lutter contre la malnutrition pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.